nelaw Sophie. noonu yaa ñëpp toogal ngay nelaw. ah bu ma ko pesee. waaw wàcce ko tey daal dafa mbaa paaral daal. waxool ma lii de. dafa wàcce daal waaw. mais garaawul baal nañ la comme te ni ñu koy waxee comme que démarré naa nii damay bañ mu def faux rapport naa bàyyi ba suba ma nee na faux rapport la waaw d'accord yeggalee ko nii. ñu dem ci cocktail aux avocats. waaw ñu dem ci cocktail bi Bijou Ndiaye comme niñ ko annoncé woon sànq commencé woon nañu li nga xam ne mooy mise en place bi déjà nii xolli woon nañu suñu benn mangue daal di koy découper ko nekk en petit dé ba nga xamante ne nii boo koy lekk ci cocktail bi ci kanam da nga koy sentir légèrement ñu teg suñu benn poêle rek pour mën a sauter li nga xamante ne nii mooy avocat bi gis nga pour sauter crevettes yi plutôt. déjà nii am nañu tomate bi nag dama ko dagg moom tamit en petit dé mu jiitu ci li nga xamante ne nii mooy suñu bool bi nga xam ne ci la ñu nar a defal li nga xam ne mooy mélange d'avocat bi mélange cocktail d'avocat bi dagg nañu fii tamit suñu persil teg nañu poêle bi ba nga xamante ne nii huile wow na bu baax ñu daal di ñëw rek def ci trait d'huile tuuti rek la ñu ciy def pour mën a relever li nga xam ni nag mooy crevettes yi déjà crevette ku ne xam na ne boo koy togg da nga ci war a def aay bu doy comme ça boo koy lekk doo ci sentir li nga xam ne mooy goût sa caay beeg yooyu déjà ni am na 4 éclats d'ail damay ñëw rek râpé ko ci moom laay jiital avant ma ciy def crevettes yi nga xam ne goût bi dafay gën a génn déjà nii rek la ñuy def râpé ko ci bu fekkee am nga presse aay nga pressé ko attention bu fekkee am nga tamit gën comme ni ñuy def rek suñu kër yi daal di ko ciy dëbb ba mu mokk rek dindi nànk jiital ko ci li nga xam ne mooy huile bi bu ñu defee ni nag ba pare automatiquement damay ñëw rek daal di ci def li nga xam ne mooy crevettes yi voilà crevettes yi nag tey dañu taamu crevettes yu xaw a dijji tuuti parce que da ciy am solo voilà gis nga nag ni ñu def ci crevettes yi rek xam nga crevette moom déjà dafa gaaw a ñor buñ ko ci defee rek daal di mélanger bu baax ñëw nag jël suñu quelques épices yoo xamante ne nii dañu ko ciy def ñu daal di rajouter rek li nag comme ni ñu koy waxee toujours rek ay mélange yu 10 épices la yoo xam ne ku ci bëgg rek danga may woo rek ba mu wooyee ma baaxee la ci voilà gis nga nii rek ñu bàyyi ko mu ñorani ndànk le temps que ñuy jàll ci leneen déjà nii am nañu persil aussi dañuy ñëw rek jël xaaju persil bi daal di ciy def bàyyi ko mu ñorandi ak moom voilà gis nga nii rek bu ñu defee nii ba pare nag am nañ fi sauce piment doux boo xam ne moom it dañu ciy rajouter tuuti rek voilà gis nga nii rek la ñu ciy def bàyyi noonu voilà gis nga nii bu ñu defee nii gis nga déjà crevettes yi bu commencé rose rek nga xam ne mu ngi commencé ñor ñu teg ko noonu rek daal di wàññi gaz bi bàyyi ko mu ñorani ndànk ci li nga xam ne mooy suñu poêle voilà ñu ñëw nag yeggali li nga xam ne mooy lii dem ci cocktail bi déjà ni bâtonnet de crabe yi moom laay découper nii moom tamit nga xam ni ma mën ko def ci li nga xam ne mooy suñu bool pour mën a ñëw def mélange bi lii nag mangue bi moom la ñu dagg nii en petit dé booleeg bâtonnet de crabe yi mu fekk ji li nga xam ne mooy tomate fraîche bi ci suñu bool bi ba tey ñu yeggali bâtonnet de crabe yi des mangue yi nag comme ni ñu koy waxee à chaque fois de préférence da ngay choisir ay mangue yoo xam ne ñorul noonu dafay xaay parce que bu ñoree dafay sucré de trop te su boobaa dafay yàq li nga xam ne mooy goût salade bi ngay defar wala entrée bi ngay defar voilà gis nga nii rek lii la ñu ci soxla woon découper ko daal di jël li nga xam ne mooy tomate bi mangue bi ak bâtonnet de crabe yi daal di jël nag restant wu persil bi noonu parce que tam nga koy lekk di ci sentir persil bi daf ci am solo comme ni may waxee à chaque fois samay togg boo xoolee toujours dama ci def li nga xam ne mooy persil parce que persil bi bokk na ci li nga xamante ne ni dafay neexal togg bi te dafa baax aussi li nga xam ne mooy suñu wér-gu-yaram mën nañ nag ñëw ci li nga xam ne mooy avocat bi avocat yi mu ngi nii moom tamit da ngay choisir rek avocat yu ñor damay ñëw rek moom it dagg ko en deux au milieu mën a génnee noyau bi ci digg bi voilà gis nga nii rek de préférence nag nga am avocat yu ñor bu baax voilà bi tam ñu ñëw rek def la même chose moom it dagg ko ci digg bi dindi noyau bi
voilà parce que chair bi aussi dañu koy utiliser moom it ñu teg ni am naa fi ay tomates yoo xam ni moom it gis nga dama dindi chapeau bi daal di koy épépiner mooy dindi intérieur bi daal di koy garder à côté moom mën naa ko teg ni déjà nii rek ñu ñëw dindi li nga xam ne mooy chairu avocat bi gis nga nii nag avocat bi nag bu doon danga ko dindi à l'avance dafay laaj nga citronné ko comme ça moo lay permettre mu bañ a ñuul bu baax nii nag comme que dañu koy defar léegi nii jarul def citron mën nañu ko bàyyi noonu parce que ci kanam dinañ def benn sauce cocktail boo xamante ne ni day accompagner déjà mën naa utiliser ñaar yi rek en attendant ñu jël paaka bi daal di dindi chair bi parce que dañuy soxla li nga xam ne mooy coquille bi li nga xam ne moo enveloppé avocat bi dañu koy soxla ci kanam parce que moom tamit moom la ñuy utiliser waat pour delloo ci li nga xam ne mooy farce bi duñ ci sànni dara parce que li ñuy wax rek mooy en cuisine rien ne se perd lépp mën nañ ko récupérer soit boo amee ay légumes yu des mën nga ko génne def ko soit ratatouille wala yaa xam loo ci bëgg a defar nga defar ko ci mën na am des fois nga am ay carcasse de poulet yooyu itam mën nga ko génnee di ko def ay soupe wala ay bouillon yoo xamante ne ni booy togg rek da nga ko ciy delloowaat mu gën a jox sa togg goût voilà nii rek la ñuy def ñu dindi avocat bi daal di koy teg ni de côté teg nii paaka bi ñëw rek moom tamit ñu dagg ko en petit dé voilà gis na nii rek ñi lañ ci soxla mën naa ñëw rek moom tamit ma sotti ko mu fekk ji li nga xam ne mooy mangue bi ak tomate yeeg yooyu déjà nii rek damay ñëw rek jël li nga xam ne mooy crevettes yi gis nga ni crevettes yi moom bàyyi nañ ko ci marmite bi mu ñor ba am couleur boo xamante ne nii fi mu ne nii macha allah mu ngi am goût bi ñu ci soxla moom it damay ñëw rek sotti ko mu fekk ji mélange yi voilà nii rek ñu mélanger ko bu baax damay ñëw rek jëlaat ci sauce piment bi tuuti sauce piment bi ñu rappeler aussi que ni saful piment doux la moo tax ñu ciy def nii ba mu doy su ñu defee noonu nag ba pare am naa fii moutarde moom it damay ñëw daal di def tuuti rek moom tamit équivalent wu benn cuillère à soupe dina baax am nañu fi tamit mayonnaise moom it dañuy ñëw rek jël benn cuillère à soupe daal di ciy def parce que dañuy bañ tamit salade bi tooy de trop moo tax dañuy yemale rek li nga xam ni moom la ñu ciy def su boobaa nag yow bis boo toogee à table bëgg ko commencer déguster wala bëgg a jël li nga xam ni mooy entrée bi mën nga defar benn vinaigrette bu ndaw toujours rek boo xam ne da nga koy teg ci table ji nga xam ne moo lay accompagner li nga xam ni mooy entrée bi déjà gis nga nii rek ñu am benn mélange boo xamante ne da nga koy séen rek xam ni que salade bu généreuse la ba pare plein de vitamines ngay am déjà avocat rek dafa baax ci yaram mangue aussi la même chose ñu def ci crevette ak persil bi du def nag lu dul neex rek ak baax ci suñu wérgu yaram déjà dañuy ñëw rek daal di yeggali li nga xam ni mooy dressage wu plat bi dañuy teg rek ni benn plat ñu daal di jël tomate yi gis nga tomate yi dañ ko épépiner woon rek pour nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy jël ci farce bi daal di koy remplir voilà ñu teg benn tomate ni ñu nag boo amee laitue mën nga ko moom it raxas ba mu set daal di koy découper jiital ko ci assiette bi nga xam ne dafay gën a embellir li nga xam ne mooy assiette bi te dina accompagner entrée bi nga xamante ne ni moom la ñu defar tey ñu daal di jël beneen tomate bi teg ni jublu aussi ci avocat yi moom it dañuy jël ci farce bi daal di koy remplir voilà moom it mën nañu ñëw rek teg ko ni ñu jëlaat ak deuxième bi daal di teg ni moom it daal di teg ni gis nga rek ñu am benn assiette boo xamante ne ni assiette bu rafet lay doon dañuy ñëw rek jël benn bouquet de persil boo xamante ne ni moom la ñuy teg ci li nga xam ne mooy ci digg bi rek daal di bàyyi ni voilà
gis nga nag Bijou comme ni nga ko gisee nii defar nañu suñu cocktail d'avocat nag ba pare lii nag su fekkee da nga am laitue comme ni ma ko waxee woon sànq mën nga ko def ci rebord yi bàyyi noonu nga am soit olive noire wala tomate cerise teg ko ci defar benn vinaigrette bu oyof boo xam ne nag moment bi ngay déguster moom ngay jël rek daal di ciy arrosé waat nank rek nga am salade bu copieux boo xam ne dina la mën a tenir toute la journée ñi nga xam ne dañuy régime ak yooyu yii baax na ci ñoom Bijou waaw sa genre gi yii dina baax ci ñoom trop sax genre coro gi moom nañu bàyyi rek ma defaral leen kii bàyyi ma defal la fufu rek yow régime fufu musul régime xataay yi nga defar dem yëpp moo ko ci laa mujjee lekk ba tey suba encore. waaw c'est ça kay ñëw dóor madd dong de laa lekkaat ci journée démb bi yëpp. waaw yi ma Bijou. yàlla baax na amul problème Bijou ci kanam rek ma andi ko ci plateau bi ñu daal di indi ko léegi loo ci xaaree ci kanam. taala yow déjà ñun ñoo ngi tooñ nit ñi di déguster te duñu leen may mais ñu ngi leen di xalaat quand même pour dëgg ko par procuration nañ bàyyi rek ba émission bi jeex rek ñu jàll ci dégustation bi loolu gënul waaw nañ jàll ci loolu mais tey dama koy yëkkalaat bàyyi ba pare ñi inquiété wu di laaj Pape Cheikh dara jotu ko il va très très bien coono màkk gee ko jàpp yax yi la ñuy dajale fi mu toll nii xam nga Pape Samba nee na day daw liggéey sax télé buissonnière lay def Ndiaye nee na ñu ko dàq mais maka métti yàgg ngeen ko dégg ci mag yi soo ñëwee da ngay yaakaar ni reposé wu nga reprendre nga forme alors que c'est pas le cas donc il se repose tout simplement semaine prochaine inchallah di ngeen ko gis fii ci télévision Futurs Médias déglu ko King FM aussi mu defaral leen yu neex comme ni mu koy defee d'habitude rek yéen miinante ngeen ak moom dafa ñëwoon di góorgóorlu di forcer te munul day ñëw di jéem a def fii jaay guerrier te munul bu jégaañ ne ko mu dem toog da dem toog daal parce que reposé wu ñàkk repose en attendant waaw noppal yax yi daal